asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Ama Femme ànd takku liggéey pour le développement du Sénégal man la Saloum Cissé docteur Cissé maa ñëwaat pour waxtaan ak yéen encore tey si diabète diabète nag moom dafa définir boppam waaw donc balaa ñuy dugg si définition bi bëggoon naa wax rek ñaari point le premier point mooy di leen ndokkeel di leen remercier seen liggéey bu rafet di leen also delloo njukkal di leen remercier si ñaan yi ngeen ñaanal Mokhtar Ndao tey wax dëgg yàlla loolu lu baax la te ñu ngi leen si sant deuxième bi mooy ñi nga ñuy dimbalante kontaan naa si lool parce que vraiment lii yëpp dimbalante la di sottante xalaat di jaayante seen biir di xelant di xelal ñeneen ñi loolu vraiment sant yàlla la te na ngeen ko continuer am na ngëneel deuxième bi mooy def benn disclosure nag mooy wax loo xam ne c'est très important balaa ñuy commencer mooy wax ne li ma fi wax dinaa fi tudd ay garab dinaa fi tudd ay classe garab dinaa fi tudd ay affaires yu bëri mais c'est pas pour traiter lépp lu ma fi wax dama koy wax pour conseiller dama leen di wax pour yee leen ñun ñëpp dañuy yeente donc bu kenn dégg benn garab bu ma tudd dem ci pharmacie bi jëndi ko wala nga dem ci benn médecin na ko bindal ma garab yi dama bëgg ngeen xam ne lii yëpp yeeyante la ku feebar da nga war a seeti médecin bi gis ne garab gi moo approprié ci yow mu bindal la ko waaye bul dégg wax bi rek nga dem jëndi garab loolu mooy deuxième kii bi ma bëggoon a wax troisième bi mooy préciser ne li may waxtaanee mooy lu ñuy wax type 2 diabète dafa am type 1 ak type 2 type 1 bi mooy bi nga xam ne da nga koy judduwaale xale yooyu bu ñu amee 5 ans 6 ans lañ leen di diagnostiqué ñooñu dañoo amut insuline xale yooyu feebar lañ def boo xam ne nii seen pancréas bi produirul insuline nag pancréas moo koy produire ñun ñëpp dañuy am pancréas boo xam ne mooy produire insuline bi moom mooy li nga xam ne mooy denc suukar buñ ko lekkee donc boo juddoo amoo insuline boobu suukar si day yéeg ci sa deret moo tax nga am diabète type 1 waxtaanu tey nag diabète type 2 moo ko tax a jóg waaw waxtaanu tey wi diabète type 2 moo ko tax a jóg diabète type 2 nag mooy diabète bi nga xam ne da ngay dem ba nekk mag parce que am nga yaram parce que doo def sport parce que da ngay lekk lu bari parce que lu suukar su bari parce que sa famille dañ ko am nga am ko boobu mooy type 2 waaw donc waxtaan wi yëpp type 2 boobu moo ma tax a jóg parce que 95 à 96% de la population type 2 boobu lañ am loolu mooy disclosure yi ma bëggoon a wax léegi nag dem ci définition diabète nañ ko définir ci ñaari anam dinañ ko définir ci xool sa suukar dinañ ko définir ci xool lu ñuy wax hémoglobine glycée danaa juum léegi wax A1C fii Amérique A1C lañ ko tuddee mooy hémoglobine glycée bu dee dañoo xool sa suukar bi nga xëy seet ko gannaaw boo toogee juróom-benni waxtu lekkoo naanoo mu romb 126 am nga diabète entre bu nekk rombee 1,26 Sénégal 1,26 la ñuy utiliser 1,26 ou plus mooy diabète entre 1 et 1,26 moom la ñuy wax pré-diabète moins de 1 nag moo normal donc loolu mooy définition bi buñ ko xoolee si nga seet sa suukar boo lekkul dara pendant longtemps maintenant beneen définition buñ tuddee oral glucose test oral glucose test la boobu dañ lay jox lu saf suukar nga naan ko après ñu seet sa suukar 2 heures après suñ ko seetee mu nekk moins de 140 c'est normal entre 140 et 199 am nga pré-diabète plus de 200 am nga diabète loolu dinañ koy def Sénégal lu bari moo tax ma bëggoon ko wax troisième anam bi mooy hémoglobine glycée boobu nag moo gën a baax boobu mooy bi nga xam ne amul njuumte soo ko seetee ci nit ki
mu normal xam nga ni kii amul diabète. li tax mu gën a fiable mooy ne boobu day xool sa average yu glucose dans les derniers 3 mois maanaam sa average yu suukar donc moom moo gën a fiable. léegi bu fekkee ne c'est moins de 5,5 c'est normal entre 5,5 ba 6 am nga prédiabète plus de 6 am nga diabète mais nag dañuy wax ne bu nit amee 6 ba 6,5 da nga koy jox chance mu changer ni muy dundee maanaam wàññi suukar si jéem a jeex jéem a def sport vraiment may ko 6 mois mu def loolu su ñëwaatee affaire bi gën a yéeg nga jox ko garab mais bu dee mi ngi gën a wàññi nga jéem ko encourager bañ ko traiter donc ba 6,5 daal duñ la jox médicament. ça c'est des définitions importantes yoo xam ne bëggoon naa ko def loolu mooy diabète yi niñ koy diagnostiquer mais nag balaa ñuy seet loolu nit ki dina ñëw ne man kat dama am ay signes wala ay symptômes boo ñëwee ne man damay sonn damay saw lu bari damay naan lu bari damay lekk lu bari loolu mooy signe diabète vraiment yomb na fàttaliku loolu kuy naan lu bari di saw lu bari di lekk lu bari ba pare boole ko coono signes yooyu soo ko amee war nga seeti sa bopp pour diabète vraiment ñeenti signes yooyu rek la léeg-léeg nga gis ku ñëw ne la man dama jeex takk ñu ne la yow xëy na da nga am diabète de kooku fekk na diabète bi avancé na lool bu demee ba avancé lool si ngay commencé jeex wala si ngay jeex mais bu dee booy commencé rek vraiment ñeenti symptômes yooyu la lekk lu bari naan lu bari saw lu bari ak coono donc loolu mooy définition diabète niñ koy seetee ak signes yi ngay am. deuxième point bi ma bëgg a dugg mooy les risques facteurs daanaka xaw naa ko brosser risque facteurs yi mooy ku am yaram koo xam ne da nga am famille historique maanaam sa famille dañoo am diabète wala koo xam ne day lekk suukar su bari di naan suukar su bari ak koo xam ne du def sport yooyu yëpp ay risque facteur lañ. am na beneen risque facteur boo xam ne ni aussi benn garab moo koy joxe lu ñuy wax corticostéroïde su dee da nga nekk koo xam ne dañ lay fajee corticostéroïde parce que da nga am feebar bu chronique parce que am na feebar yu chronique yoo xam ne garab yooyu li ñuy utiliser sa chance pour am diabète day yokk lool donc jaroon na préciser loolu mooy risque facteur u diabète léegi cause mooy risque facteur parce que du ñu wax cause risque facteur la ñuy wax ci diabète conséquences yi nag moom moo doy waar parce que diabète dafa bëri complication diabète yépp si sa vaisseau yi la ko diabète di jaarale moo tax ba buñ koy jàngale dañuy classifier complications yi ne c'est des complications microvasculaires et des complications macrovasculaires loolu day compliqué lool si yéen ni ma koy tuddee rek mooy damay jógee si bopp bi ba si suuf waaye yépp soit sa vaisseau yu ndaw yi lay attaqué wala sa vaisseau yu mag yi mais mën na la jox AVC diabète mën na la tax a gumba diabète mën na la jox heart attack maanaam infarctus du myocarde mën na la jox insuffisance cardiaque mën na la jox lu ñuy wax gastroparésis comme ni ngeen ko déggee rek mooy estomac bu tayal voilà bugguma wax paralysé moo tax estomac boo xam ne soo si defee lekk gi dina si toog lu ëpp 90 minutes balaa muy génn loolu moo tudd gastroparésis léeg-léeg nga am diabétique mu ñëw ne la man daal toujours sama biir baa ngi fees su ma reeree su ma xëyee sax du ma bëgg a ndékki wala su ma ndékkee du ma bëgg a añ du ma bëgg a reer damay constipé damay sonn damay tayal damay nelaw rek loolu moo tudd gastroparésis boo ko déggee ci diabétique c'est parce que complication la mën na la jox aussi complication rénale insuffisance rénale dinaa ci ñëwaat insuffisance rénale lu fës la ci complication diabète yi leen lu garaaw la te lu fréquent la mën na jël sa ngóore bu dee góor mën na dem ba dootoo mën a nekk góor sax parce que diabète dafa bon mën na la jox complication ci sa tànk yi da nga gis ko am ay góom bañ dagg tànk yi ndeg diabète donc loolu yëpp complication yu bon a bon
yi ma lañ wax yépp nag mooy complication micro et macrovasculaire. Donc en grosso modo loolu mooy complication yi. am na ay complications ci organe bu nekk. waaw organe bu nekk mën na boo ma tuddal rek mën naa la tuddal benn complication yoo xam ne diabète mën na ko fa joxe parce que organe bu nekk am na vaisseau am na ay artères yu siy dem am na ay veines yu siy jógee te artères yooyu ak veines yooyu la diabète di yàq waaw. donc ma dugg ci traitement bi su ma bëgg a wax traitement bu diabète nag ni ma leen koy waxee mooy ne classe su drogue yi laa leen di jox. ma leen di jox ne du ma tudd benn garab mais dinaa leen wax avancement yi ci am dans les années 80-90 bu ñu daan traité diabète ñetti classe rek lañu amoon mi ngi tuddoon sulfonylurea biguanide et insuline waaw léegi vraiment am nañ classe yu bare te ni ma leen koy waxee mooy dama leen wax bi gën a baax ba bi gën a bon bi gën a baax ci classe drogue yi mooy bi ñu tuddee biguanide garab bu yàgg la biñ ci gën a ràññee mooy metformine d'ailleurs metformine rek moo nekk ci classe boobu yéen ñëpp xam ngeen ko garabu diabète la mais nag c'est pas parce que moo gën a baax que ngeen jóg jëndi metformine dafa am ñu war a jël metformine ak ñu ko warta jël moo tax ma waxoon disclosure bi may commencé na ko médecin bind metformine am na effet secondaire am na contre-indication donc médecin moo la ko war a bindal nga jël ko mais mooy classe drogue bi gën a baax pour diabète li ko yàq rek mooy dafa faible boo amee diabète boo xam ne nii sa hémoglobine glycée dafa nekk 9 ñu jox la metformine daf koy wàcc ci peut-être 8,3 wala 8,7 wala 8,8 donc 0,3 à 0,2 xam nga loolu bariwul donc metformine du garab bu fort mais nag garab bu baax a baax la parce que li metformine di def mooy fexe ba sa cellules yi répondre ci sa insuline type 2 définir wu ma woon exactement lan la mais xaaral ma wax leen type 2 li ko waral mooy ne yaa ngi sécréter insuline sa pancréas bi mi ngi sécréter insuline waaye sa insuline bi liggéeyatulul la insuline su ma leen ko bëgg a wax mooy li muy liggéey mooy day boo lekkee suukar day jël suukar si dugal ko ci sa biir cellules yi sa cellule foie bi sa cellule muscle yi si la koy denc léegi nag boo demee ba am graisse bu bari wala nga am yaram wala nga lekk suukar su bari insuline boobu dootul dox ce qui fait que boo lekkee suukar si au lieu que mu dugg ci sa cellule yi day des ci sa deret suñ ko seetee muy yéeg loolu donc loolu mooy diabète donc sa insuline bi moo doxatul metformine nag bu ñëwee day fexe ba établir encore liaison bi amoon ci sa cellule bi entre sa cellule yi ak sa insuline donc day permettre yow nga mën a emmagasiner encore sa suukar ci sa biir cellule yi donc loolu moo tax metformine baax vraiment day ñëw defar li yàqu woon moom moo tax mu baax mais nag lu mu ko man aussi foorul noonu pour fexe ba insuline bi yëpp doxaat moo tax ba du wàcc sa hémoglobine A1C lu bari waaw donc deuxième classe su drogue mooy li ñuy wax SGL2 inhibiteur boobu du ma ci tudd benn mais classe la bu baax am na Sénégal mais am na fii aussi garab la yoo xam ne ni li ñuy def mooy dañ lay sawloo suukar si mais aussi dañ lay jeexal mais aussi dañuy fexe ba boo lekkee suukar dara du ci dugg ci sa deret ji dafay gaaw éliminer ko maanaam mu génn ci transit bi nga dem ci douche nga dem ko douche mais li ci ëpp daf la koy sawloo donc c'est très 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 bon garab la boo xam ne gis nañ ne day sax indi prévention cardiovasculaire problème maanaam xam ngeen ne diabète li muy yàq yëpp ci vaisseau yi la koy jaarale SGL2 inhibiteur nag day fexe ba doo am complication vasculaire donc gis nañ ne moom mooy deuxième garab bi gën li tax metformine gën ko mooy metformine li yàqoon carrément lay defaraat mais bii nag moom day génne suukar si daf lay jeexal mais day indi prévention cardiovasculaire disease donc garab bu baax a baax la waaw
troisième classe bi nag mooy li ñuy wax GLP-1 agoniste boobu aussi beneen garab la bu baax a baax boo xam ne du garab de mais classe la boo xam ne daf lay jeexal moom itam day tax suukar si nga lekk du dugg sa deret ji mais aussi day dimbale insuline mu gën a def liggéeyam loolu mooy troisième classe bi. Quatrième classe bi mooy li ñuy wax DPP-4 inhibiteur yooyu aussi classe bu baax la boo xam ne nii day tax ba pancréas bi émettre plus d'insuline mais aussi day tax ba nga gën a jeex moom itam baax na lool mais dafa faible comme metformine bi si topp mooy insuline donc gis ngeen de bi gën a baax mooy metformine bi si topp mooy SGLT2 inhibiteur bi si topp mooy GLP-1 agoniste bi si topp mooy DPP-4 inhibiteur bi si topp mooy insuline gis ngeen insuline ni fi mu toll bëgg nañ ko lool baax na mais problème mu insuline mooy daf lay gañaloo poids problème mu insuline mooy am nañ insuline bu bari bu nekk suñu yaram bu ñu amee type 2 ba pare di flotter liggéeyul nga yokk ci insuline boobu beneen insuline donc ku nekk mën na wax ne waaw ñun kon insuline bu bari bi mbaa du ñu gaañ mbaa du toxique sax parce que boo jëlee sa cellules yi nga wërale leen insuline bu baree bari bu boobaa dina tax cellules yi nangoo jël tuuti suukar looloo tax ñuy jël insuline mais gis ngeen fi mu placé wu du vraiment du premier du deuxième du troisième du quatrième cinquième la léegi bi mujj nag mooy li ñuy wax sulfonylurea du ma si tudd benn am na Sénégal am na fii bari na lool mais fii daanaka bëggatuñ ko utiliser lu tax parce que dafa bari effet secondaire mais aussi daf lay gañaloo poids surtout si mag fii boo demee ba am nit ku am 65 ans nga jox ko parce que boo demee ba am 65 ans si dëkk bi ñi si ëpp dañuy am presque li ñuy wax Medicare benn assurance la boo xam ne gouvernement bi moo la koy jox ku am Medicare nga jox ko garab bi gouvernement bi daf lay bind ne la yow kat kii 65 ans la am garab gi wóoru te yaa ngi ko koy jox il faut nga justifier pourquoi nga ko koy jox bon de temps en temps di nga ko mën a justifier mais la plupart du temps doo ko mën parce que garab yu baax yi dañoo bari doo leen fi romb di joxe garab boobu donc loolu mooy garabu insuline yi ñu am garabu diabète yi ñu am ma xamal leen ne ay classe laa leen joxuma leen ay turu garab boo demee ci pharmacie bi laaj ci SGLT2 inhibiteur amu fa ay garab yu bare nekk ci classe bu nekk waaw loolu mooy traitement bi garab yi ñuy utiliser mais bu ñuy traité diabète duñ traité diabète rek dañuy traité diabète mais aussi dañuy jéem a prévention li diabète di yàq moo tax ma ne leen fii ñun ku am diabète non seulement da nga ko jox garabu diabète mais da nga koy jox aspirine ak lu ñuy wax statine nag mooy garabu cholestérol obligatoirement même bu dee sa cholestérol dafa baax lool da nga war a jël garabu cholestérol parce que gis nañ ne cholestérol day wàcce sa cholestérol mais aussi day indi prévention cardiovascular disease feebaru cardiovasculaire yi day wàññi heart attack maanaam infarctus du myocarde day wàññi insuffisance cardiaque day wàññi AVC moo tax ñu ne ku am diabète nga xam ne high risque la pour feebar yooyu risque bu mag la am pour feebar yooyu jox ko statine waaw ak aspirine beneen bi mooy tension ak diabète daanaka ñoo bokk lu ñuy yàq donc ku am diabète da nga war a faj tension bi bu baax a baax dem nañ ci ba ne sax booy faj tension bi am na garab yoo xam ne moom nga war a gën a utiliser am na ñaari classe drogue yu ñu tuddee ACE inhibiteur ak ARB so ñooñu ay garab lañ yoo xam ne dañuy protéger sa rein yi te ku ne xam na ne diabète day yàq rein moo tax ñu bëgg a commencer toujours ci garab yooyu bu ñuy faj tension waaw ACE inhibiteur ak ARB nag ay classe la du ay drogue waaw donc booy faj diabète daal lépp loo xam ne diabète bi daf koy yàq da nga koy prévenir aussi ci garab yi ngay joxe mais aussi ci yeneen garab yoo xam ne xam nga ne
dina dimbale nit ki pour mu am prévention ci garab yooyu. gannaaw bu ma paree traitement bi dama bëgg a wax prévention wu diabète ku amul diabète nooy def ba doo am diabète loolu daanaka waxtaanee nañ ko mooy sa ni ngay dundee wàññi suukar su bari wàññi cere ju bari ji wàññi ceeb bu bari bi wàññi macaroni bu bari bi wàññi lépp lu am suukar rek nga wàññi ko. Sénégal nag ñun dañoo bëgg jus yi lool quoi dañoo bëgg yu am suukar lool te yooyu nag moo tax ñu am épidémie de diabète c'est pas parce que da nga tuuti rek nga defee ne mënoo am diabète gannaaw yaa ngi lekk suukar su bari mën nga dem ba yàq sa pancréas bi am diabète donc nañ moytu suukar si te nañuy def sport mooy meilleure façon pour nga gën a prévoir nga empêcher diabète booy def sport toujours non seulement da nga tax sa pancréas bi gën a efficace mais da nga tax sa insuline bi gën a efficace aussi parce que da ngay lakk sa graisse gi booy def sport donc sport lu baax a baax la ñaar yooyu mooy li nga xam ne moom nga mën a def sa famille mënoo ci dara sa âge mënoo ci dara mais jeex aussi mën nga ci dara boo xamee ne da nga am yaram nga jéem a jeex lu mu mën a laaj ba nga jeex na war nga koo jéem a def donc boo amee yaram na nga jeex. dégg naa ci fan yi paase ñuy waxtaanee sport ba am ku wax ne Sénégal ñu dañuy tàmm di sol ay grand boubou ak yëre yu luus maanaam yëre yu ngand c'est vrai ça c'est vrai loolu moo tax ba suñuy gagné poids duñ ko yëg waaw boo doon def sol sa blouson dem defi sport blouson boobu dana yàgg mu seere loolu nga xam ne yow mii kat gagné nga poids wala booy sol blouson di toog sa kër toujours da nga gis ba mu yàgg nga gis ne blouson bi seere na la nga ne man kat dama gagné poids. mais grand boubou bi rek doo ko yëg sax da ngay dem ba sa biir ngande lool nga door a xam ne yow mi gagné nga poids donc nuñ mën a def ba daal buñ gagné poids danañu dimbale ba duñ am diabète loolu mooy prévention diabète fexe ba bul am yaram di def sport wàññi suukar su bari si suukar si bëgg naa si wax tuuti rek balaa may pare parce que dañuy wax toujours suukaru diabète mais suukaru diabète daanaka terewul suukar réel suukar bi parce que suukaru diabète gis nañ ne soo ko jëlee boo xëyee jël ko day yokk sa nuñ koy waxee day tax nga gën a bëgg lu saf suukar ci journée bi soo xëyee jël equal la tudd fii wala suukaru diabète man ma xëy jël yow soo ko jëlee man ma jël suukar réellement suñ demee ba ngoon ñu xool ñun ku ci ëppale suukar suñu lekk yow la ñuy gis ne yaa ko ëppale parce que yow li nga jëloon equal maanaam suukaru diabète bi day tax nga gën a bëgg suukar ci journée bi moo tax ba ñuy wax ne daal boo xasee bàyyi ba ne da ngay lekk suukar daal lekkal suukar yaa ngi def lu bon defal lu bon rek xëy na li nga xam ne yaa ngi def lu bon dana tax ba doo ci def lu bari moo tax ba dañuy wax ne daal suukar bi gënul bale li gën daal mooy bañ a lekk suukar jeex na waaw. Donc foofu laay yem damay taxawal waxtaan bi foofu xam naa ne dinaa susciter ay questions comme ça questions yi dinañ si dellu suba ak jàmm pour ñi doon laajte clinique Yaye Natou numéro bi mi ngi nekk 33 859 05 49 di leen yëgal ne ñun am nañ foofu ay glucomètre ku bëgg glucomètre maanaam li ñuy seetee sa suukar parce que boo amee diabète il faut ngay seet sa suukar boo demee foofu am nañ fa glucomètre yi gars yi am nañ glucomètre yu jaay comme garab yi aussi mën nañuy dimbalante ba nga fexe nga am ko garab yi nga xam ne ni garabu diabète la mais nag dama bëgg ngeen xam ne daal diabète moom feebar bu bon la feebar bu bari Sénégal la mais feebar buñ mën a aar la wax dëgg yàlla dimbalante bi waxtaan wi mais aussi def li nga war a def kenn ku si ne dina tax ba nga mën a aar sa bopp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.